ab réunion d'urgence moom la njiitu réew mi Macky Sall woote ci jamono ji ca palais de la république ngir ñu waxtaanee mbirum coronavirus bi ñu cay xaar ay dogal yu am solo buñ ca génnee dañ ci ànd ak ndaw la nga xam ne moom la ñu yónni ca palais de la république réewum Sénégal lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay kaawu coronavirus lay am bilan boobu sax ñu njorteef ni boo moytuwul dina yokku jamono ji nga xam ne ay mesures moom ñoo ngi wéy di ko jël lii di daaka bi nga xam ne ubbi nañ ko tey am na mesures yu am solo yoo xam ni jël nañ ko jamono ji nga xam ni lii di église bu Sénégal moom daal dinay dakkal lépp luy jëm ci wàllu ko manifester yi mu waajaloon bokk na ca journée mondiale de la jeunesse ak yenn kermesse yi ci diocèse yi ak ci paroisse yi daa ngeen ci dégg kenn ci kilifay jàngu bi ca Touba moom foofu ñii di kilifay gox ba daal di jugal seen loxo ci mbir mi mairie ba daal dinay génne lu toll ci fukki millions ci suñu koppar ngir jàppale ko ngir xeex ba ñuy xeex lépp lu jëm ci wàllu coronavirus jamono ji ngay xam ni ñoo ngi njorteef ni foofu tamit boobu moytuwul bilan bi dina yokku ca Mbàkke gone ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca lycée ba daal di xàppati ab grève bu amul ab niki tey jii nee na ñu kenn ci doomi Sénégal boobu nga xam ni moom moo jóge woon Italie te indi ci fa feebar dafa nekk ci seenu lycée moo tax ñu defub grève la ñuy bañ moom mooy ñu wàll leen ci àdduna wërngal këpp lu ëpp juróomi junni doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan jamono ji xel yëpp ca Europe la ñu nekk ndax mu mel ni moom mooy épicentre bi jamono ji nga xam ni Chine moom mbir ma ngay amuk tànn loolu nekk li gën a fës ci xibaar yi daanu ci boole li ci yéenekaay yi ak tàggat yaram ak kii di Youssouf Bodian tranche de vie moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Abdoulaye Diop moom moo nekk ci machine bi nañu ko waxee ca bopp ba tey jii ab réunion d'urgence moom la njiitu réew mi woote ca palais de la république woo kilifa yi nga xam ni rawatina mooy kilifa yi docteur yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gi-yaram Abdoulaye Diouf Sarr ak ñëpp ñi nga xam ne rek ñoom ñoo aju ci wàllu woowu ngir ñu waxtaanee mbir mi ñuy njorteef ni buñ ca génnee dina am dogal yu am solo yoo xam ne nii njiitu réew mi Macky Sall dana ko jël ndaje bi mi ngi am ci jamono ji foofu ca palais de la république daanu si ñëwaat ak Pape Bess Diba ma nga xam ni moom la ñu fa yabal ci jamono jooju ñuy xaar ay mesures ñu koy jël benn wadd na préfet bu Dakar sous-préfet bu Dakar Plateau moom daal dinay gàntal bépp rassemblement boo xam ne dañ ko amal ci voie publique bi Djibi Diallo la mu gis rek moom mooy contexte bi ñu toll moom moo waral mu def lu ni mel ci jamono ji nga xam ni moom la ñuy xeex lépp lu jëm ci wàllu coronavirus ak moytu yenn dajaloo yi dañ koy dégloog Barthélémy Ngom. dogal bi ma jël mooy que ne am nañu déposé woon ay demande d'autorisation ci ay ngénte wala ay mariage wala ay activité culturelle sur la voie publique te lu ci gën a bari ñooñu ko déposé woon fañ ko bëggoon defee c'est wéti marché yi la wala ci quartier populaire yi te dafay occasionné ay contact yu bari risque bi ñuy vivre actuellement nii au plateau hôpital Fann fi ñuy fajee nit ñi ci plateau la bokk donc may gis tamit marché yi nga xamante ne ñu gën a mag ci Dakar ci plateau lañ bokk bu ñu ko boole quartier populaire di favoriser ay rassemblement dafay créer ay possibilités yokk ay risques de contamination par rapport ak loolu donc chaque fois bu ñu déposé woon si ay problème damay autorisé mais bi yoon am na loo xamante ne contexte la gis naa que ne man personnellement sama responsabilité lay engagé man j'ai pris mes responsabilités en ce qui me concerne c'est mes compétences c'est ma circonscription que ñi déposé woon pour sur la voie publique ay rassemblement yu jëm ne ay ngénte ñu mel ni ay mariage ay activités culturelles loolu man nee naa leen mënu ma ko autoriser maintenant ce n'est pas pour dire que kenn du ngénte doomam wala kenn du maye doomam non ku nekk mën na ko def mais lépp lu jëm ci en tout cas ci rassemblement yi nga xamante ne da koy occasionné ci sur la voie publique man personnellement man je dis que defuma ko ñi mu neexul nag ñu ngi contesté ils ont le droit de contester mais une chose est de contester une chose aussi est d'être en tout cas objectif par rapport à la contestation en ce qui me concerne donc il y a des situations yoo xamante ne man du ma ci waxtaan ak kenn sama responsabilité la jël naa ko kontaan nañu ñu ngi kaas ils ont le droit mais man sama responsabilité assumé naa ko li ci des vraiment amati problème. waa jàngu bi rawatina évêque yu Sénégal ñoom tamit génn nañu ab bataaxal di xamle ni dakkal nañu wala ñu dàqandi bépp manifester boo xam ni mi ngi jëm ci aju ci ñoom lu ci demee ni journée mondiale de la jeunesse yi ñu doon wàcc ak lii di kermesse diocésaine ak paroissiale waaye tamit yeneen aj yi di ay pèlerinage daal nañ koy dakkalandi loola ci jamono ji nga xam ni ci la mbirum coronavirus di law ci biir réew mi dogal yooyu nag daanu ko dox fii ak fukki fan ak juróom benn ci weeru mars wi dañ ci déglu abbé Augustin Thiaw moom mooy secrétaire bu conférence épiscopale.
ci ayu bés yi weesu le 7 mars monseigneur yi génne woon nañu benn bataxel jagleel ko mbootaayu chrétien yi xamal leen ne ci biir mees na nit ñi moytu di nuyoo ci biir mees itam na nit ñi sàmm di nangu losti bu sell bi ak seen loxo ak seen gémmiñ loolu lépp ngir jéem a firndeel ndiktal bi nga xam ne ñi yore wàllum paj mi ci Sénégal moom la ñu wax ci li ñu xalaat ne moom mooy tax ba jàngoro bi mu gën a law ci askan wi ba monseigneur yi toogee itam ñu gis ne vraiment jàngoro baa ngi gën a law fii ci Sénégal ak ci bitim réew ñu ne nag dañu gën a yokk ndiktal yi ndax vraiment ñun communauté chrétienne ñu dugal suñu loxo ci xeex bi nga xam ne askanu Sénégal gépp war na ko xeex ngir jàngoro boobu ñu mën koo fagagal looloo tax ñu ne nag ndem wàlle gi mën na jaar ci fi mbootaay ñu bëri di ànd ñun nag dañu ne fépp foo xam ne waxambaane yi jànka yi wala chrétien yi war nañu daje ngir ñaan nañu leen ñaan ñu bàyyi loolu en attendant ñu am saafara ci jàngoro bi looloo tax ñu ne lii mel ni journée mondiale de la jeunesse lii mel ni pèlerinage lii mel ni kermesse lii mel ni fête patronale yoo xam ne dañ koy kumbal ci biir jàngu bi yooyu nañ ko dagg ba bés bi nga xam ne yàlla dinañu may kattan ñu mën a saafara jàngoro jooju ndiktal yooyu nag dinañ ko waare ci week-end bi ci biir jàngu yi waaye dina jël effet altine le 16 mars communiqué bi nag yemul rek ci ndiktal dem na itam ci ñaax nit ñi ñu ñaan looloo tax ajuma ak jàmm le 20 mars dina am bésu ñaan ak bésu woor ngir chrétien yi yëpp te ñoo ngi ñaan labbe yi itam ci paroisse yi ñoo jiite ñaan yooyu ndax yàlla yërëm ñu te mën a musal àdduna si sépp musal itam Sénégal jàngoro coronavirus. mu nekkoon abbé Augustin Thiaw Thierno Bassirou Tall di xalif général bu njabootu ko Omarienne moom tamit muy sàkku ñu gàntal maanaam tere benn manifestation religieuse waaye tamit respecté la nga xam ni moom mooy digtal yooyu jugee ci waa kër docteur yi loola kii di doomam nekk porte parole am tamit moom moo ko yëkkati ci aw turam di Cheikh Oumar Tall ca Touba moom ci jamono ji ñëpp ñoo ngay jatu rek gannaaw ba nga xam ni kaa yu bëree bëri foofu la génnee moo taxit ci jamono ji daal ñoo ngay def seen kamtalaayu kartan jamono ji nga xam ni sax ñoo ngay njorteef ni boobu moytuwul lii di bilang ba mën naa yokku mairie ba moom dugal na loxo ci jiboom génne lu toll ci 10 millions ci suñu koppar Mohamed Diop. bés bu set jàngoroy coronavirus bi di gën di law ci diwaan bu Touba gannaaw bi nga xamee ne moodu bi ko fi andi di patient zéro bi wàll na fukki nit ak juróom ci yoo xam ne ay njabootam lañ bokk na ci ñaari soxnaam suñuy xibaar ñu ngi ñuy xamal ne tamit personnel médical bi nga xamee ne ñoo dalaloon moodu bi ci centre de santé bu Daaru Marnaan yónnee nañ seen prélèvement ca Institut Pasteur bu Ndakaaru xibaar yi nag yu mujj moom mooy firndeel ne ñaar ci ñoom jàngoro ji laal na leen lu jëm ci mesure d'interdiction rassemblement yi maanaam màggal yeeg yooyu ñu tere ko amagul benn décision boo xam ne xalif général des mourides jël na ko naam niki démb ci ngoon ñaari ministre di ministre de la santé ak ministre de l'intérieur dépêché nañ leen ci diwaan bu Touba ngir ñu waxtaan ak moom ci situation jàngoro ji lu jëm ci wàllum prise en charge jàngoro ji di coronavirus centre de santé bu Daaru Marnaan transformé nañ ko def ko ab centre de traitement waaye foofu ay xibaar ñoo ngi fay jib ne juróom benn cabine rek ñoo fa nekk te cabine bu ci ne ñaari place dong lay jël ba tax na héliport ba bu nekk ci diwaan bu Touba soppi nañ ko ab centre provisoire de traitement loolu nag niki dimanche bii lañ koy tàmbalee liggéey bi ba tax na mairie bu Touba génne na enveloppe bu 10 millions ci suñuy koppar ngir defar site bile Mohamed Diop Touba RFM. Mohamed jaajëf ca Daaka ga Medina Gounass tey jii la ñu ko ubbi waaye ci jamono ji nga xam ni ci la lii di feebar bi law lu toll ci juróom benn fukk ci ay relais communautaire daal dinañ leen di tàggat mbirum communication ba tamit ñoo ngi koy ñoŋal wàllum kër docteur tamit li ñuy duppee thermoflash ak yeneen daal dinañ ko fay samp ci bërëb yu bëree bëri am na benn site isolement boo xam ni tamit jàpp nañ ko fa leeral yeeg Abdoulaye Diallo. édition 2020 bu Daakaw Medina Gounass bi door tey dina doon xew-xew diine buy am ci jamono joo xam ne coronavirus bi daa lëmbee adduna bi ngir loolu ñi fi ngànk wàllu wérgu yaram askan wi ñoo jël ay matuwaay ngir xeex bile jàngoro wu bon Moustapha Dieng moo yor seeni kaddu. tàggat nañu juróom benn fukki relais ci biir tàggat bi aussi jàngal nañ leen nan la ñuy raxasoo léegi ci biir liggéey bi itam BRS def na ay dispositif lavage des mains ñeent fukki dispositif ak benn mbala yu teg sax yooyu moom dañ koy placer ci Daaka bi. ay jumtukaay yi ñuy nattee tàngooru yaram nit ñi dinañu nekk fu ne ci biir Daaka bi. lu mu bon ñaar fukki thermoflash donc thermoflash yi toujours dañ koy yore foofu police de l'immigration da koy am acteur de santé muy infirmier yi mbala médecin yi ak agent d'hygiène ñoom lañ jox thermoflash yi ndax ñu koy
jëfandikoo. benn salle bu këru docteur bu Médina Gounass la ñu jàpp ngir site d'isolement. comme centre de santé bi identifié nañ foofu benn salle pour en cas kenn xamul fekkee gis nañ ku ñu njort yaakaar nañ ne am na feebar bi foofu lañ koy isolé. ñoo ngi taxawal ay ambulance ci béréb yu bare ca Médina Gounass. presque 30 ba 40 ambulance mu ngi foofu te ambulance yooyu aussi defuñ ko ci daaka bi rek ni ma ko wax fépp foo duggee préposition nañ fa ambulance ndax ëllëg ñaanuñ ko yàlla si jëye amee ñooñu mën leen transporter rapidement ñu ñëw fi ñu leen mën a fajee. ci wàllu soxlay daaka bi ci wàllu wérgu yaram askan wi ay garab yu seen njëg ëpp juróom-benn million ñoo ngi tëdd ca hôpital bu Médina Gounass. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. Abdoulaye jaajëf dellusiwaat fii ci Ndakaaru ci jamono ji nga xam ni mbirum feebar boobu jàpp nañ fi lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay cas moo am juróom-ñaar fukk ak benn ci ay doomi aadama yoo xam ne nii ñoo ngi leen di saytu loola gannaaw ba doomum Sénégal bu bawoo woon ca Italie moom moo ko fi dugal tax ñi nga xam ni ñoom ñoo di ñuy sampub laaj ndax waa Sénégal ba léegi ñoo ngi bàyyi xel yenn ci mbirum comportement naka la ñuy def ba mën a moytandiku lu ni mel. Umu Kalsom lii la ñu xamal. mu lawee dafa gaaw mais yàlla nañ ci yàlla jàppale rek. ñu fekk ko ci benn garage mécanicien ci Fass El Hadj di ab taximan ne xam na danger feebar bii di coronavirus mi nga xam ne dafa lëmbe àdduna mu jàpp ne nit ñi dañoo war a soppi doxalin ngir mën a moytu bile feebar. gars yi war na ci mën a jël seen matuwaay bu baax a baax parce que tamit feebar bi moom coow li rëy na ci àdduna wax dëgg yàlla mais nag yàlla tamit mën nañu cee sàmm parce que boo xoolee comme par exemple bu mu duggee Sénégal yàggul mais tamit bu mu lawee tamit nu mu lawee dafa gaaw parce que gars yi nee nañ instant bii nii gars yi am nañ ci ay 19 cas loolu tamit xam na doon na lu yéeme daal. Fama Gaye di ab jaaykatu ndékki ci rue 6 ci Médina mu ñu xamal ni jënd na bépp matukaay bu laaleeg feebar bi. waaw maa ngi ci bàyyi xel bu baax te affaire dafa nekk la nga xam ni moom dafa wër na moom fi ñu toll nii fagandu ko rek maa ngi def li ci war yëpp. waaw matuwaay waaw yëpp waaw maa ngi ciy def yëpp. am na ñu naan sax ay politique la ak yooyu man dama jàpp ne am na comme ñëpp. situation bu bees dafa laaj doxalin bu yees Moussa di woo nit ñi ngir ñu gën a farlu. fagaru daal daa baax ci nit bul xaar ba feebar ñëw ngay doog a jël say matuwaay nit ki moom foo manti nekk rek mën ngaa jël sa matuwaay bopp say responsabilité bopp jéem a set nga dëkk moom metti na daal mais nag yàlla nañ yàlla sàmm rek fagaru daal moo gën moom nit di daal nañ faral di utiliser yu set yooyu tey def lu set waaw ci raxasu di xool fooy dugal sa loxo fooy dugg ak looy def. ak fukk ak benn cas yi am ci Touba ko juróom-ñeent ci xayma moom la ñu toll fi mu ne nii buñ sukkandikoo ci xibaar yi bàyyeekoo ci ministère bi yore wàllum wérgu yaram mu nekk loo xam ne indi na njàqare ci askan wi ñu jot a dajel ñu jàpp ne fagaru ak dal nekk na lu Sénégalais yi war a làmboo ngir mën a baare yoon wi feebar bi. Umu Kalsom li ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futurs Médias fukki simili ak ñett moom moo bootu ci benn waxtu élèves ya nekk ca lycée bu Mbacké ni kii tey jii dañoo jël seen responsabilité noonu lañ ko mën a waxee daal di xàppati ab grève boo xam ne ni bu amul app nee na la ñuy bañ moom mooy jàngoro ji dugg ci seenub l'école ba wàll leen la ko waral nee nañu yenn ci doomuk émigré ba nga xam ni moom moo jóge woon Italie te dugal feebar bi ci dëkk ba dafa nekk ci seen daara te nee nañu loolu ñu dëkkandoog moom Marema Diop. le coronavirus bi moo tax lycée bu Mbacké ñu dakkal seeni cours élèves yi décrété ab grève boo xam ne amul àpp ndax kat nee nañ dañuy bañ tayle seen bakkan lu ëpp ci élèves yi ñëw ci école boobu Touba la ñuy bawoo. dañuy dégg élèves yi di wax naan lycée bu Mbacké dafa am coronavirus xam nga jël suñuy précautions raison pour laquelle moo ñu arrêté cours yi parce que moo gën a wóor quoi. waaw rafetlu nañ ko bu baax parce que c'est un danger aussi te fii dafa nekk milieu boo xam ne y a milliers d'élèves kii faut nga arrêté élèves yëpp parce que mënoo distinguer kenn ba xam kii fa la nekk wala kenn généralement si les 75% sont de Touba fi ñuy dégg virus bi pour l'instant majeure partie des élèves foofu la ñuy jóg. Ngor si mu ngi nekk classe bu première laaxu turam mu ngi xamle ni Daaru Marnaan bi jàngoro bi am fa la jógee te mu jege lool hôpital bi lu nu mel tax na sax mu ngi tiit ñu beddi ko ci fan yii di ñëw. et moi aussi je suis prête. man Daaru Marnaan laa dëkk hôpital bi nga xam ne fa la ñu am jàngoro ñu denc leen te sax soriwuma bërëb boobu lu nu mel moo tax ma ragal ndax kat sama xarit yi may àndal dawuñu ma waaye ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci école bi du ñàkk bis ñëw ñu daw ñu.
beneen élève boo xam ne itam rafetlu na mbir mi di soxna si mu teg si ni mu ngi ñaax moroomi élève am ñu gën a farlu ci set gi bu dee sax amagul benn cas coronavirus ci école bile xare moo tax élèves yi dakkal seeni cours Marema Diop fii ci Mbacké RFM. jóge ca Mbacké dellusiwaat fii ci Ndakaaru wax lu soxal étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daara ju mag ji ñu duppee Cheikh Anta Diop ñoom ñoo ngi dugal seeni ko yoxo ngir xeex lu ni mel ci biir campus bi ñoom nag nee nañu dinañu jébbale ak séddale lii di ay antiseptique yoo xam ne nii moom la ñu yaxase seeni loxo waaye tamit séddale ay flyers ngir ñu sensibiliser maanaam ñaax seen naatangoo yi ci coronavirus boobu nee nañu tamit am na ab campagne boo xam ne nii fas yéene nañ ko tëgg ngir waxtaan ak askan wi. Omar Mbow. étudiant yu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru boole seeni doole li ñu yor ak li ñu yorul ngir xeex wopp bi ñu woowee coronavirus du Covid-19 Désiré Sondo mi yore woon seeni kaddu. pour mën a indi ndox bu bari ci biir université bi. waa Sen'Eau ñëw nañ fii def seen prospection jàppale ñu ci ay branchement yu bari à haut débit am na benn branchement bu bees bu ñu defoon visite fan yi passé bu ñu war a mën a raccorder bu liggéey pare xam naa ci ay fan yu néew dinañ ko raccorder wane itam am na ay bâche d'eau yu ñu prévoir ci pavillon yi ak ay citernes yooyu ñëw de temps en temps je dirais régulièrement donc loolu yëpp ay matuwaay la yoo xam ne waa administration COUD jël nañ ko ak ñun waxtaan nañ ci ngir mën a continuer ci loolu ñu jëm maanaam aar suñu mbokki étudiants yi. lu mooy def lépp ba ndox bañati manqué ci biir campus bi yooyu la étudiant di lal yeneen pexe. noppaleku wuñu benn yoon. wane itam waa centre des œuvres université de Dakar noppaleku wuñu ndax buñ fi toogee suñuy moroomi étudiants lañ fi toogal donc yoon la ñu kaasal leen wane itam ñu teg li nga xam ne mooy li gën ci ñëpp. looloo tax ñu dem laaj leen li nga xam ne moom la ñu bëgg muy ces antiseptiques là ay masques saabu omo ak javel lépp li nga xamante ne ni war nañ ko mën a am ngir mën a am wér-gu-yaram waane itam ñu mën a set ngir moytu boobule feebar. étudiants yi dinañ amal ab campagne ngir siiwal nu ñuy moytoo virus bi nga xamante ni day rey àllarba bi ñu dëgmal. Omar Mbow campagne yooyu sax lii di inspecteur d'académie ba nekk ci Ziguinchor moom la bëgg lii di daara yi dugal ci seen loxo ndax bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Faye nee nañu daara yi daal nekk na loo xam ne ni ay relais lañu te loola war nañoo gën a mën a ñaax askan wi Cheikh Faye lañ ciy déglu ci micro Lamine Ba. feebar bu ñu demee éducation nga xamante ñun ñoo yor wàllu yar bi mënuñ ko tànqamlu parce que éducation ay xale yu wari ñoo fi nekk mais itam dafa nekk kuréel bu cadre boo xamante ne dañ ciy yar di joxe ay xam-xam alors ba tax na bi affaire bi amee dañ digal chef d'établissement yi ak directeurs yi ak IEF yi ñu def ay sensibilisation maanaam ñuy yee xale yi ci lépp lu demee ci virus bi maanaam nan nga ko mun a amee soo ko amee yan lan moo koy firndeel ci sa comportement maanaam symptômes yi ba tax xale yi ndax ñu mun a fagaru loolu benn pàcc la ñaareelu pàcc bi mooy ci njàng yeeg njàngale dañ ciy intégrer le coronavirus moo virus boobu noonu parce que ci programme yi yu jàngale am na ay buntu yu ñu mun a aw pour lépp loo xamante ne mbébét la ci lu ñu war a joxe ci xeetu xam-xam ñu dugal ko ci mooy ci curriculum bi loolu ministère de l'éducation nationale am na ay jumtuwaay yu mu ci développé jox nañ ko école yi ba ñoom ñëpp ñu ngi koy utiliser pour gën a dooleel xam-xam xale yi ci wàllu virus boobu noonu pour ñu mun a fagaru mun a aar seen bopp aar seen i communauté. feebar bii di coronavirus ci àdduna wërngal këpp ci jamono ji lu ëpp juróomi junniy doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan gannaaw ca Chine la bawoon di continent bu Asie ci jamono ji mu mel ni continent bu Europe fa la mbir mi gën a wulee ñaay ci dendu Afrique nag lu toll ci fukki réew ak juróom-ñett feebar ba dugg na fa Aïssatou Faye Bodian. Sénégal mu ngi am fu mu toll nii fukk ak juróom-ñeenti cas ci wàllu coronavirus ñaar ci ay doomi aadama faj nañ leen ba noppi jàppale ni rek Guinée Conakry mu ngi am cas bu njëkk mu nekk nag ab doomu Belgique muy liggéey ci wàllum délégation bu Union européenne Mauritanie niki démb ñoom itamit la ñu daal di am seen cas bu njëkk looloo tax sax Maroc fi nga xamante ne juróom-ñaari cas coronavirus lañ fa daal détecté benn doomi aadama ñàkk fa bakkanam fas yéene nañu rek tëj lépp lu nga xamante ne frontière la bu koy lëkkalee ak France wala Espagne wala sax Algérie fu mu toll ni pandémie bi fële ca Europe lu tollook 24 junni ci ay cas lañ fa daal di nemmeeku junni ak ñeenti fukk ñoom ñàkk nañu seeni bakkan ca France kese lu tollook ci ñetti junni ak juróom benn fukk téeméeri cas lañ fa daal di nemmeeku lu tollook ci juróom ñaar fukk ak juróom ñeenti doomi aadama ñu daal di ci ñàkk seeni bakkan
ba tax na ñu daal di tëj l'école yi matuwaay yooyu tamit ñoo ngi ko jël ca Tunisie ak ca Maroc bokk na lu ci bëri rek daal di tere mbooloo bu bëri daal di tase ci yenn ci ay bërëb. Liban itam lu tollook ci juróom-ñaar fukk ak ñetti cas lañ fa daal di nemmeeku ñetti doomi aadama ñàkk ci seeni bakkan ba tax na l'école yi ak université yi dañ ko fas yéene tëj fii ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu nekk. Espagne itam lu tollook ci téeméer ak fanweer ak ñaari doomi aadama ñoo fa daal di ñàkk seeni bakkan lu ëpp juróomi junni ak ñaar téeméer ñu daal di ko fa nemmeeku looloo tax rek ñu daal di décréter état d'urgence li ni mel la ñu daal di nemmeeku fële ca États-Unis kii di Donald Trump def lu ni mel daal di génnee koppar ngir ñu daal di xeex feebar bi di Covid-19 jàppale ni rek feebar bi fu mu jóge di Chine rapport bu ñu daal di fësal niki samedi bi lu tollook ci fukk ak benn contamination kese lañ ci daal di nemmeeku mu doon gulet gannaaw bi fa feebar bi jógee te lu tollook ci ñeenti doomi aadama ñoom ñoo am feebar bi fële ca Wuhan fi nga xamante ne fa la feebar bi daal di sokkeekoo ci total foofee ca Chine am na lu tollook juróom-ñetti fukki junni ak juróom-ñetti fukk ak ñaar fukk ak ñeenti doomi aadama yu nga xamante ne coronavirus bi da leen laal waaye nag lu tollook ci juróom benn fukk ak juróomi junni doomi aadama faj nañ leen ba noppi ba ñu génn ca l'hôpital ga looloo tax ba autorité yi daal di jël ay dogal wàññi bu baax a baax yenn tere yi ci déplacement yi. gannaaw pàcc bu yaa boobu ñu jagleeloon mbirum coronavirus di feebar bi lëmbee àdduna te ci Sénégal mucc ci ñu wax lu soxal waa Fass Boye ak waa Diogo askan wa di nga xam ni ñoom ñooy nekk ci ñaari tund yooyu la ñu bëgg moom moo di ñu def leen ay commune ñoo ngi ko xamle ci ab assemblée générale Cheikh Anta Diop. jóge woon nañ fu nekk ci Fass Boye ak Diogo dikkoon fii ci Fass Boye doon fi amal am ndaje bu mag ñoom nee nañ li ñuy sàkku jamono yi de mooy ñaari dëkk yi di Fass Boye ak Diogo bokk ci commune bu Daaru Xuddoos ñu boole leen def leen benn commune Mamadou Diop yor seen kàddu jóge ci Diogo. li Fass Boye ak li ko wër ëmb ci ay dëkk ak li Diogo ma tëgg ëmb ci ay dëkk ñun ñëpp ñoo àndandoo li ko dere ségal ba xonq yooyu di laaj ñu am suñu commune bopp. ba ñu waree nekk commune yàgg na te raison yi tax ñu war a nekk commune bari na soo ko xoolee gox bi mu ngi amee société bi nga xam ne mooy 3e niveau mondial di produire benn minerai bu am solo bu ñuy wax zircon dafay peser lu am doole ci économie réew mi soo ñëwee Fass Boye ci wàllu napp Fass Boye mooy dëkku napp bi ëpp doole ci département Tivaouane. loolee tax askan wi nag yeewoo ci diggante Fass Boye ak Diogo ak dëkk-dëkkaan yi ko wër xalaat ne nguur gi dafa war a taxawaat defaat beneen découpage administratif. parce que incapacité bi fi nekk ak pauvreté bi li ko waral parce que dañ leen boot ci ñoo xam ne att nañu leen war nañ ko seetaat da ngay gis ñu bari amuñu état civil lan moo tax parce que coono yi ngay daj fa nga koy wutee ji nga ñëw tey doo ko am rendez-vous suba ginnaaw suba mais su fekkoon dañ la ko indil fii te mu war fee nekk ma ni kon doo fi gis kuy taxawaalu te amu ko. ndaw ñi jóge woon ci Fass Boye ak Diogo tabb nag ab kuréel boo xamante ne nee nañ nag ñi ngi xalaat di saytu am na ay projet yu bëri yoo xamante ne bu ñu ko nësëree daañu ci mën a sukkandiku ngir yokkute. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta jaajëf dellusiwaat ci coronavirus bi rek ak kii di président conseil d'administration bu groupe Futurs Médias Youssou Ndour ci kanam ci takkusaan dina dem yóbbu contribution ci kanamuk ki nga xam ni moom moo di jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ko wér gi yaram di Abdoulaye Diouf Sarr moom sax daal dinay tëggub opération bu yees duppee ko Youssouf daan coronavirus. Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu. tàggat yaram dañ koy doore ak ndaje mi nga xam ni fédération yu Sénégal yi danañ ko séq ak jëwriñ ji ñu xool ban taxawaay la ñuy am. waaw ci kanam tuuti lay doon jamono yi kon gaañ ñu ngi foofule ngir waajal ndaje boobule ci la ñuy xam kon ndax jongante yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci Sénégal dina wëy wala déet loolu nag ginnaaw waxtaan bi am diggante ministre des sports ak ñi jiite fédération yooyu de suñu génnee ci ndaje boobu kon nañu xam ndax yëf yi dina wéy wala déet waaye laata kon ñuy xam ban décision moo ci jógee yëf yi dina wéy ak compétition yi nga xamante ni am nañu tey ci ngoon bokk na ci wàllum football 32e de finale coupe du Sénégal bokk na ci match am tey ci samedi bi stade Ibrahima Boye bu Guédiawaye 15h GFC Pro assure AS Douane Renaissance bu 17h jotee Israël di dajeek Duc fële ca Maniang Soumaré Africa Promo Foot Racing Dakar ca stade bu Fodé Wade Snaps Excellence de Thiès dina daje ak waa Saly di club division régionale 32e de finale yi nañ ko wéyal suba ci dimanche bi
ak ci altine bi yeneen sport discipline tamit dinañ amal seeni jongante tey bokk na ci basket bi ak 6e journée yu championnat bi tournoi international bu judo bu Ndar moom it door nañ ko tey ak ay combattants yoo xamante ne ñu ngi bàyyeekoo ci réew mi ci sous-région bi waaye tamit ci Europe rawatina France ñoom kon ci compétition yi nga xamante ni am nañ tey ci lay bokk. mbirum coronavirus boobu Youssouf xibaar bu ñu dàpp Maroc moom jóge na ci juróom-ñetti cas dem ci fukki cas ak juróom-ñaar. loola ci benn bés rek. moo tax ñoom it Maroc dàqal nañu sax seen championnat bi. Tunisie nekk noonu RDC Gabon. bokk na tamit ñi nga xamante ni dañoo dàqal seen championnat bu football waaye nañ xool ndax ñun ci ndaje bi ñu doon wax sànq la moo ciy tukkee kon ci kanam tuuti fii ak ngoon nañu xam fan la ñuy taxaw. ñu wax ci wàllug tournoi qualification bu olympique bu handball mu mel ni dàq nañ ko moom. waaw ci jigéen ñi moo waroon am le 20 ak 22 mars fële ca Espagne Sénégal amoon na ci kon équipe bu ko ci teewal di équipe bu jigéen ñi ngir kon ut ticket yu mujj ngir qualifié ci Jeux olympiques Tokyo 2020 di compétition boo xamante ne sax moom it waaw gaa ñi laam-laamee ndax dina am wala déet waaye décision bi lu jaadu la ci gis-gisu sélectionneur national bu Sénégal di Frédéric Bouchon. C'est plutôt une bonne nouvelle que le bon sens prenne le dessus. xibaar bu neex la ndax ñu ngi ko teg ci wàllum xel bañ a rek topp événement sportif bi nga xamante ne màgg na donte sax événement la boo xamante ne mën a tax ñu qualifié ci Jeux olympiques yi moo ne sax ñun ci staff bi fédération bi parewoon nañu organisateur espagnol yi ñoom it pare nañu waaye yaakaar naa ni ci jafe-jafe yi nga xamante ne ci la aduna bi nekk lu jaadu la ñu annuler événement bi ndax sport dafa war a nekk fête te tamit public bi dina ñëw te ñun suñu mission mooy fexe ba bëggal ñi nekk ci tribune yi moo tax it suñu fekkee ne dañuy war a sax jouer ci ay salles yoo xamante ne kenn du fa nekk loolu neexul ci xol kon décision bu baax la léegi nag nañu xool ndax benn bés mën nañu jouer Tokyo bi am yaakaar ni tamit jamono jooju dina fekk daal jafe-jafe yi nga xamante ni aduna bi am na ko ci wàllum wér-gu-yaram mu nekk suñu ginnaaw. Apaiser et le climat sanitaire un petit peu plus stable et serein. Frédéric Bouchon kon dàq nañu Tokyo handball ci jigéen ñi FIFA moom it jël na ay dogal nee na léegi club yi nga xamante ni kon fa la joueur yi nekk am nañu sañ-sañ kon su fekkee ne jot nañu lii di convocation joueurs yi ñu bañ leen libéré su fekkee ne tamit kii di club bi kon nangu na libéré joueur bi mun na bañ dem kon jouer ak réewam xam nga avant ku ko defoon FIFA da lay daan mais léegi kon ci situation exceptionnelle bu ñu nekk accepté nañ ko kon ku mu neex su fekkee ne sa réew si zone bi mu nekk ñoom arrêté ñu seen compétition suñ la convoqué su la neexee nga bañ a ñëw dara du la ci fekk loolu la FIFA wax loolu nag mu jëm ci compétition yi nga xamante ni ñoom lay tudd nii bokk na ci match internationaux yi ci góor ñi diggante le 23 ak le 31 mars 2020 Sénégal nag moom concerné nañ ci mesure boobu ndax ñoom dañoo waroon kon jongante équipe nationale bu Sénégal ak Guinée-Bissau ci ñaari match qualification CAN 2021 waaye nag CAF démb jël na dogal kon daal di reporter match yooyu la suñu réew tamit ci wàllum compétition jigéen ñi FIFA nee na diggante le 6 ak le 15 avril compétition buñ ci war a amal kon joueur bu mu neex bañ ci dem Sénégal bokk na kon ci li ko concerné ci équipe nationale bu senior yi war a dajek Sierra Leone ci éliminatoire CAN bi équipe junior bi war a jongante ak Tanzanie ci wàllum éliminatoire coupe du monde bi Ndati Diop. ca Europe moom championnat yu mag yi mu mel ni yëpp dakkal nañ leen. waaw Allemagne moo ci mujj ñoom tey ñu waroon door seen 26e journée Bundesliga dañ ko mujj kon ndax ba beneen yoon Russie Turquie Écosse ñoom maintenir nañu seeni championnat mu ngi wéy liste joueurs yi nga xamante ni ñu ngi amee coronavirus bi kon mi gën a gudd ndax am na 9 joueurs yu nekk Sampdoria bu Gênes bu Italie ñoom amee nañu coronavirus bi bokk na kenn ci ñoom Omar Colley lay wuyoo moom mooy capitaine sélection bu Gambie bu football mu ngi kon di seen sélectionneur doon ragal mujj naa am ndax wax nañ leen ci antenne bi keroog ni seen sélectionneur dafa jàpp ni dañoo waroon dàq bëccëg yi ndax 7 joueurs am juróom-ñaar ca foofulee ca Italie la ñu bàyyeekoo. ñetti joueur Fiorentina ñoom it tey club bi xëy na wax ni dañ leen testé positif coronavirus Juventus nag fi mu toll nii kii di Daniel Rugani di défenseur moom kese moo ko amagum ndax Paulo Dybala mi ñu xibaaroon ni da koo am moom tey xëy na daal di démentir li ni mel ci compte Twitter am nee na moom dafa wér peng fi mu toll nii
Benjamin Mendy di international français moom it waxoon nañ leen dañ ko beroon ci ñetti fan ginnaaw bu ñu gisee ni kenn ku bokk ci entourage am bi dafa am coronavirus tey nag xëy na ñoo def test yi dafa négatif kon joueuru France boobu nekk ca City dara dalu ko. ñëwaat fii ci réew mi wax daara ju mag ji nekk ñu duppee université Sine Saloum foofu moom la ñu bëgg moom mooy taxawal ab club. kii di directeur du COUD mooy sàkku ci étudiants yi kon ñu daal di créer seeni club ñu sóobu ci wàllum sport ñu koy boole def ko sport étude comme ni muy amee ci yeneen université Sénégal yi Abdoulaye Sow doon amal kon tukki nemeeku ci université Sine Saloum ci campus bi nekk foofule ca Kaolack ñu ànd ci ak Ibrahima Diamé moom moo taataan kon ay kàddu. université yëpp ci àddina université boo fa demee njàng la d'abord mooy jafe-jafe bi beneen jafe-jafe bi il faut que mu ñu am fu ñu dëkk ak ñuy lekk lu baax beneen bi mooy ñu am cadre d'épanouissement nag ñu ngi koy trouver ci sport ak ci culture boo seetee ci université àddina yëpp ci sport lu ko développé université yi bokk nañ ci Sénégal tey boo demee université Cheikh Anta Diop sport bi daf fay dox bu baax ku xam université Cheikh Anta Diop boo demee Assane Seck bu Ziguinchor tey ñu ngi taxaw Thiès am na léegi équipe am Bambey am na équipe am ñu jàpp ne aussi fii war na am ay équipe am ñu organiser leen coordination bi am na ci institution ñu organiser xale yi ba xale yi mën a am cadre bu nga xam ne seen équipe yi mën a dox mais bu dul loolu sax buñ jàngee ci amphithéâtre yi dafa war a am nuñ koy dugalaate ci askan wi parce que université dafa war a coller ci société am. ñu fexe ba ñu am équipe daal di def sport étude foofu ci université Sine Saloum Ndati Diop. jërëjëf Youssouf Bodian ñu yegg si ci beneen pàccu xibaar yi tàggat yaram sax ca la ñuy des. ak lu soxal lii di dawalum woto ci jigéen ñi gannaaw course automobile amoon na ab compétition boo xam ni ñoo ngi ko jagleel jigéen ñi. ñu duppee ko trophée Mousso. ñu dooroon ko ci ay bés yi ñu génn le 8 mars. bis bi nga xam ne ci la ñuy màggal jigéen. loolu nag lu toll ci 24 ci ay pilote bokkoon na ca. ngir juróom-ñaareelu ko édition ba ca ñoom mu am ca kenn tey jii kuñ leen bëgg a xamlal moom mooy Awa Dione moom nag moom moo nekk championne en titre bi waaye nag moom bokk na ci ki nga xam ni moom moo ëpp ci lu mu ko jël ndax ci soxna ci ñuy dawal moto jël na ko ñaari yoon moom pour trophée Mousso boobu kii di Soda Thiam moom la ñuy xamlal. rawante oto ci loolee la màggee. maa ngi juddoo ci benn circuit boo xamante ni ñëpp a ko xamoon ca France te ñu may nekk ndaw yëpp dama daan dégg lu sori moteur yi naan vrr noonee nag bruit boobu mu daan def sama xol bi la daan dugg. Awa Dione nag xaarul lu yàgg ngir gis boppam ci circuit bi. maa ngi doon jël sama ay cours ci wàllum woto ndax dama ko boole woon ak ay stage ca école Wilfield te ba ma amee fukki at ak juróom-ñett après nag si laa ñëw Sénégal daal di gis nag ñu daal di taxawal championnat national bu sprint bi nga xamante ni dañ ko daan defee Dakar wala Thiès yenn saa yi sax Ndar nañ ko daan defee. li itam di circuit Dakar Baobab Sindia bokk na ci li gën a yokk xarañteefam. Awa Dione nag di am mbégte delluwaat ci piste bi gannaaw fukki at ak ñett. waaw fukki at ak ñett manqué na ma lool wante ci diggante bi nag def naa yeneeni mbir organiser ay championnat national dama sopp loolu course trophée Mousso bi te dama insister bu baax ci promoteur bi di Maodo Girando ngir mu daal di koy taxawaatal nag. bu njëkkaan nag bëriwul woon ay jigéen yu doon def rawante oto gi waaye tey jii bëri nañu ci bëgg a dugg. am na si ay xale yu jigéen yu bëri yoo xamante ni ñu ngi ñëw de man daal esprit sportif laa am. Awa Dione nag xamal nañu itam ni sport mécanique bi dafa laaj koppar. parce qu'on est tributaire du matériel yi dafa xaw a takku ci wàllum koppar da nga war a am ay moyens ngir mën cee bokk du rek comme li nga xamante ni mooy par exemple athlétisme boo xamante ni say tànk rek ngay soxla ngir daw fii nag moom xaalis ci boppam maanaam moyens yi moom nga soxla ngir mën a dem. c'est pas exactement la même chose. bu weesoo li ni mel nag Awa Dione moom it bëri na yeneen i discipline sportive yoo xamante ni def na ko. j'ai fait beaucoup de handball. def naa handball def naa athlétisme natation aikido karaté te sax loo si xam damaa jëndaat nag sama kimono karaté donte ni samay at yéeg na bu baax wante damaa bëgg nag defaat samay entraînement. mu bokk ci ñi gën a mag. Awa Dione bëgg-bëgg moo di gis soxna yi gën a am gëdd ci instance dirigeante yi. boo gisee jigéen ci comité yeeg fédération yi li ci ëpp benn association njagamaar su ndaw la boo xamante ni
dañ leen di jox ay poste yoo xamante ni tekkiwul dara awma ci benn xel ñaar mën nañ ko te dinañ ko def. preuve d'une grande compétence. bu weesoo wàllum tàggat yaram nag Awa Jonn dafay liggéey ci benn ONG waaye nag moom fas yéeneegul jóge ci piste bi. comme la passion est là. du ma ne mukk jamais li ñëw ci kanam nag moom kenn xamu ko te incha allah maa ngi ci de nañ xaar. pour le futur. bokk na ci ñi nga xamante ni édition yépp amal nañ ko rax ci dolli moom képp mooy soxna si nga xamante ni moo mës a gagné trophée Mousso bi ñaari yoon.